ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak RFM di leen ñaanal jàmm yi sàkku ñaan ci yéen benn waxtu ci studio Eva Mbaye bismillah ci xibaar yi. Pape Massata Diack ndax dina teew ci àtte ba ko ñeel moo ko Baye Dia Lamine Diack le 13 ba 23 janvier 2020 ci France fi léegi ñaar ci weer. kenn ci avocat moom Pape Massata Diack ne ñu ngi waajal layoo googee donte tontuwul ci teew gém déet BRT gi di bus rapide transit ci ëllëgug xew ak ndorte gi démb ci njiital président Sall pass ya du ñàkk mu ne ci wërngalub juróom-benn fukk jàpp téeméeri dërëm bu nu sukkandikoo ci leeral yi njiital étude baaxe RFM matin Thierno Birahim Aw wàllu xibaar bokk na ci napp meek placé nu koy defee ci géej gi wàññite gi ndax lu jëm ci exploité gi ñeel pétrole gaz gi usines yi yëngu ci wàllu ko fëriñëb jën bi ak bato yi bawoo bitim réew waral coalition nationale bi taxaw ngir ak càmm tey ñeel ngëneeli ci géej gi yëglu bu nu sañoon ñu jël ci matuwaay Tiwaawan ñu ngi ci waajalu gàmmu gi ngoon la ndorteelu burdi gi leeral yi ci xibaar yeeg RFM reportage ñeel gàmmu geeg màggal jëm ci gann si àddina ngën gi mbindeef rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam daañu ci ànd ak yéen ci kanam tuuti lay doon bitim réew Adja Binte maa ngi lay ziar. delloo ziar Alaaji Assane suuf si yëngu ca Cameroun ñu bare faatu ci ñu bare itam réer ca situation politique bi faral di jaxasoo ca Guinée Bissau lu ko waral dinañ si ànd ak Barka Ba di analyste politique. jërëjëf Adja ba ci kanam ngir yaatal gi sport gi Malal Junior Diagne maa ngi lay nuyu. maa ngi la fay la li ci gën a fës. waxtaanee coupe CAF bi nga xam ni waa génération foot des ca war a jongante bis ni ëllëg seen diggante ak équipe bu Bénin googee tey ci bëccëg ñaari entraîneur yi xëy nañu kon dajeeg taskatu xabaar yi dinañ leen di déglu ci biir journal bi waxtaanee itam équipe boobee di Bénin waaye itam dinañu waxtaanee wàllu coupe du monde bi nga xam ni Sénégal daf ci war a amal ñaareel bi jonganteem naka la ñu war a taxawee seen diggante ak waa Pays-Bas daan ci ànd ak Souleymane Diallo waaye itam faaw nu waxtaanee wàllu championnat ba Espagne nga xam ni tey ji Barça la mu bëgg mooy jiitu ca googule bërëb. jërëjëf Malal yéen i kaay yeeg Mouhamed Ndiaye gis-gis ak RFM di waxtaanee politique ak tolluwaay li ci biir APR ak rëdd ya président Sall jiitu parti bi tëral ci ay ñooñam rawatina bañ a ne di yéeg yàbbi ci mbiri troisième mandat déet ba waral sax ak dàq ñeer ñaal ci responsable parti bi mooy waxtaan weeg RFM ci technique bi Abdoulaye Diop. ñu tàmbale ak lawoon newtis ca Casamance ak boomuk kii di secrétaire général MFDC Abdou Eline Kine Diatta ca Lomp ak it ñaar ñeneen ñu daal di fa boom ci ëllëguk googeek kon jëf muy ñaari fan ginnaaw si ci xibaar gendarmerie dina woolu ñu bari ci wàllu déglu gi muy audition yi njabooti ndem si yàlla it di xaar ngir mun a jot ci néew yi seen mbokk yooyee ngir mun a amal rob gi waaye lu ci mën a am ni ñu ko waxee enquête baa ngi wéy ca ñu ngi ci déglu gi bu nu sukkandikoo ci xibaar yu nu suñu ndaw foofu ca Ziguinchor baaxee Lamine Ba. ak RFM kumpa jeex na. président Lamine Diack ak doom ja Pape Massata Diack ci xibaaru Jeune Afrique li ko dalee fukki fan ak ñett ci weeru janvier jàpp ñaar fukkeel baak ñett ci atum 2020 la atte gi maanaam fileeg ñaar ci weer. avocat yi nag ñu ngi ci waajal gi ñeel googeeg layoo donte kenn ci ñoom yu yàbbi ci ndax Pape Massata Diack dina fa teew am déet maître Moussa Sarr ñu teewlu ko ak Alaaji Njogu Jeen. xam nañ ko depuis ay bés yu yàgg que juge d'instruction bi jëloon na ordonnance de renvoi et que jàppoon nañ procès bi date bi nga wax léegi donc ñu ngi koy waajal ci xel mu dal ak tey parce que jàpp nañ ne ñun amul dara lu ñu def xeetu ñaawteef boo xam ne mën nañu ko toppee kon xel mu dal lañ koy waajale. ndax Pape Massata Diack dina dem wujji yoonu France pour procès boobu. waaw fi ñu toll mënaguñu tontu ci loolu ndax xam nga layoo boo koy waajal da nga koy càmbar gëstu ko xelaat nan nga ciy taxawee kon que layoo bi des na ñaari weer fii ñu toll mënaguñu wax nan lañ ciy taxawee bu waxtu wa jotee rek danañ wax nan lañ cay taxawee waaye fi mu ne nii daal arrêté guñ une position définitive sur cette question là donc mënaguñ wax dana ca teew ak du ci teew waaye ñu ngi ci xelaat daal nan lañ ca war a taxawee. ci tontu bu leer ndax Pape Massata Diack dina teew ci procès boobu waaw wala déet. mënaguñ wax ci loolu xam nga léegi dama ne la ñu ngi ciy xalaat ci nan la ñuy xool pour défendre suñu client maintenant ca day teew ak du teew c'est en fonction bu ñu xalaatee ba pare xool li gën ci taxawaay su boobaa danañ ko yëgal ñëpp ñi ko war a yëg ñu ngi xool daal nan la ñuy taxawee ci layoo boobu kon ka ci xalaat la ñu toll te paree guñu ba wax ñii lañ ciy taxawee kon mënaguñ tontu ca loolu. maître Moussa Sarr leneen ci xibaar ñeel dalloo gi wala boog xew wi doon mandargaal ndorteelu liggéey yëpp bus bi nga xamante ni mooy BRT démb la woon xew wi ca Guédiawaye ci teewaak njiital président Macky Sall lu jëm ci paas yi nag bu keroogee 2022 gi ñu am yaakaar mu noppi ca du wees wërngalug juróom-benn fukk jàpp téeméeri dërëm xibaar la ñu fore ci directeur général bu SETUD ci wàllu exploité gi daanu ca daal di sukkandiku ci kër gu xeetoo bitim réew donte dina daal di sukkandiku fii ci askan wi fekk fi baax ci wàllu formation ak yeneen di rëb fukk ci at Thierno Birahim Aw ma nekkoon tey gano RFM matin. paas bi dañu koy teg foo xam ne mënuma ci indi
confirmation tout de suite ndax dinañ ko valider ak ñi ko bokk ñëpp mais li ma mën a wax. am na ñu naan ñeenti téeméer la. loolu ñeenti téeméer amul waaw wax dëgg yàlla fii laa koy waxee. léegi mu teggi ko. pass bi suñuy étude war na ne li nga xam ne nii moo fi nekk mën na ko weesu tuuti waaye. du egg sax li fi nekk ak yooyu noonu loolu du wax li fi nekk ñaata lañ ñooy wax non loolu wax la xaaral ma wax la peut-être yow yaa xamul li fi nekk ñaata la Guédiawaye ak Dakar pour def sa dem ak dikk yaa ngi fay 300 en moyenne. mais ñi dëkk Guédiawaye peut-être yow dëkkoo Guédiawaye te am coono lool ci transport bi ñu ngi fay 500 ba 1000 francs dama bëgg wax ne BRT bi moyenne prix bi foofu lay nekk entre 300 ba 500 francs bu dee corridor bi ñeenti téeméer moom xaaju ko egg. concession bi ñaata la doon gis nañ Sénac bu dee péage bi ñoom ay 30 ans lañ leen jox yëf yi. bu ngeen koy joxe nag yéen. BRT bi voilà léegi nag concession bi pour dëggal encore li may wax li tax ñu jël privé local bi dugal leen ci biir exploitation bi mooy 10 ans lañ joxe. ci biir 10 ans yooyu dañ ne dañuy fexe ba sunu ay acteurs locaux sunu privé local bi. monter en compétence jël BRT bi avant 10 ans wala ci biir 10 ans yooyu après ñu développer sunu réseau de transport. Thierno Birahim Aw mooy directeur bu CETUD nekkoon tey ci suba ganu Babacar Fall ak Hadj Ndiogou ci RFM matin leneen ci xibaar ñeel commune wala boog commune yi ca Podor ci wàllu woowu conseil départemental bu Podor daal dina investir téeméer wala benn milliard ak genn wàll ngeen baal ma 1 milliard 500 ngir wàllum cetal ñeel ñaar fukk ak ñaari commune ya fa ca Podor ci lëngoog partenariat ak conseil départemental des Yvelines ba ca France fas nañ yéene programme zéro déchet dëkk ya set teg ca wàllu mbalit meeg coppar ñi gi ba mu mën a jur njëriñ lu ci mel ni plastique gi xew gi ñeel lancement boobeeg mbëbët ca pété la woon ci teewaayu Mohamed Nabi Silla. département bu Yvelines bu France génne lu ëpp milliard ak genn wàll ci suñuy koppar jogleel ko département bu Podor président Mamadou Dia firndeel ko wax njëriñ lu mu am ci askan wi lee. président Bédié ak yeneen partenaires yu mu àndal ñoom ñoo indi xaalis bu toll ni milliard ak genn wàll pour di ko dimbalee département Podor 22 communes yi ndax ñu set. donc projet bi dañu bëgg mu nekk projet mu mun a am unité industrielle ñu ciy defay ay ndab ay satal ak ay pot ak yeneen ñu koy jaay muy dimbali nit yi muy améliorer seen quotidien ñu ngi gërëm bu baax président Bédié. moom mu gis ni sax am na ay jéego yu am solo yuñ ci war a def ngir contrôler liggéey bu ni mel waaye itam ñu soppalikoo ba askan wi gis ci seen bopp. waa GIE bi. ni leen war nañu liggéey bu set liggéey boo xam ni dafa tegu ci yoon. conseil départemental dina jël ñeent nit nga xam ni dañuy contrôler dañuy am ay moto di dem décharge yi seet lu ñu wax yëpp ndax ñu ngi koy defee nu mu waroon def. on ne peut pas mettre l'argent de la coopération décentralisée sans exercer un contrôle valable sur l'ensemble des activités qui sont menées. waa Yvelines jóge ci réew tugal xam le ni ndimbal lu ni mel ñoo ngi koy def ngir bennoo bu am seen diggante ak Fuuta waaye itam njëriñ loo xam ni mën na ko amal askan wi ci seen nekkin ndax seen dund gën a ñoŋ. RFM ci Ndar Géej Mohamed Nabi Silla. ñu des bët gànnaaru Sénégal ak kuréel gii di coalition nationale pour une bonne gestion des espèces pélagiques ñoom dañu taxaw ngir wàllu càmmte ki ñeel wàllu ngëneel yi tukkee géej ñuy tiit nag ak lu jëm ci wàllu wàññiteeg espace yi nuy nappee benn wàllu exploité gi ñeel pétrole gaz bi bateau yi bawoo bitim réew ak usines yi sancu ngir wàllu fëriñëb jën bi ku moywul gàllankoor am dañu ciy déglu coordonnateur bu gogeeg kuréel Samba Gueye ak Mohamed Nabi Silla. wàllu usines yi nga xam ne day installé wu di def farine de poisson di am compétition aussi bu ñuy defaat ci pélagique yi bu yàggee dina indi ay tumuranke yu bëree bëri ci napp gi kon donc loolu gis nañ ni dañuy ñëw def plaidoyer jéem a waxtaan ak sunu mbokk nappkat yi donc li nga xam ne par exemple moom la ñu gis ay puits pétrole ak gaz aussi boo amee 718 kilomètres kon nga xam ne am na tey yu feeñ Ndar am na tey yu nekk Kayar 2 am na tey yu nekk Rufisque am na tey yu nekk Dionewar nga xam ne am na pétrole am na gaz am na yoo xam ne ñu ngi koy xool aussi ci booru Guinée-Bissau kon damay wax ni espace bi nga xam ne moom lañ am war a am pour napp nga xam ni fi ñuy defee exploration bi bëgg def exploitation bi àla kuli àll digganteem ak 500 mètres wala 1 kilomètre dañ ko boo ko bàyyee pêcherie yi day gën a sori.
ba tey ci xibaar yi RFM ñuy waajal gàmm gi nga xamante ni ak màggal ak pàttaliku gane si àddina ngën gi mbindeef rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bu ngoonee nag ci Tiwaawoon diwaan gu tedd gi bu Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu ndorteel ak burda gi solo gi ñeel boobee burda ak Mansour Sy mooy njiital mouvement Tiwaawoon Ville Lumière. Le mot bourde en arabe boo xoolee le turu bourde mooy par exemple le manteau qui guérit parce que imam Bouchayri yu wax ne nii dafa amoon feebar bu mu amoon boo xam ne après bi mu wéyee ba tollu foofu si yonent bi da ko feeñu solo ko benn manteau mu wér moo tax mu tuddee ko burdatu madihun nabi le manteau qui guérit manteau mais nag cër la wàllu soufisme tasawuf dañuy wax ne cër la garab la boo xam ne nit yàlla da nga koy am si nit yàlla da nga koy am si yonent sallallahu alayhi wasallam mooy ki yonent bi jës bu yóbbu ko si moom def si moom moo tax nga dégg góor yàlla Ali Abdou Aziz dafa xam ne matxul nabi ilaaji nit yàlla yëpp dangu ne ni tagg yonent sallallahu alayhi wasallam day faj feebar loolu nga tuddee mu burdatu loolu lay signifie manteau la mais manteau de lumière la qui guérit toutes les maladies boo xoolee ni nga ko defaree fukki buntu la buntu bu ne boo xoolee premier buntu bi dañuy gis ni imam Bouchayri mi ngi def approche c'est la réalité mohammedienne di dem chaque buntu mu expliquer la par exemple des vertus et des valeurs et de l'enseignement prophétique ak pourquoi Seydina Mohammed nekk nabiyul umma mu nekk le prophète de la communauté humaine di expliquer les vertus et les enseignements loolu la fiy def nag nga gis da ngay tagg yonent bi tagg ko si valeur tagg ko si vertu tagg ko sax ci nit ñi di wax ni ay fu mu bokk Quraysh yu Haashim yi déedéet da ngay gis muy tagg toujours jikko yi nga xam ne moom moo tax yàlla dina ko indil ala xuluqin azim mooy l'excellence caractérielle boobu loolu ngay gis mooy wax foofu noonu soo mayee sax foofu mën naa di gis ne relation boobu noonu alaaqatu ruuxaani boobu moom moo ko Seydi Hadji Malick daa mel ni loolu am moo tax loolu la namoon a def d'une part mel ni ko def na ko nga gis ko mu ñëw nag adopté loolu noonu waajal gi ñeel gàmmu gi rawatina ca Tiwaawoon ci kanam tuuti daañu ci ànd ak yéen ci wàllu reportage gàmmu ñu des ak diine jeeg njiital cantakun yi Serigne Saliou Thioune ak na mu sàkku ci taalibe yi keroog ca Mermoz ngir gën a yokk pas-pas gi waaye it soppite ñeel taxawaay yi wàññi folklore bi muuraay ngir jigéen ñi donte ñi nga xamante ñooy taalibe yi rafetlu nanu ko waaye ku ci mel Ibrahima Diagne mi yore cellule communication bu cantakun yi bokk ca ñoom gis na ni daanaka ak pàttali rek la ci digle ak ndigal yu daa bawoo ci bàyyam jë Serigne Cheikh Béthio Thioune Salimata Aw ku fi ñëwati na ngay teg sa bopp laal na ngay muuru digal naa leen mu nekk ndigaluk xalif général cantakun yi di Serigne Saliou Thioune kuy ñëwati cant da ngay muur sa bopp wante itam wàññi mbumbaay gi bu ñu sukkandikoo ci Ibrahima Diagne bokk ci kàdduk kër gi nee na loolee du lu bees ndax ndem si yàlla si Cheikh Béthio Thioune daan na taxaw dajalewaat taalibe yi ci loolee di jéem fexe ba warma ji nga xamante ni dëkk ba yelloo na ko mu def ko donc loolu nag dama jàpp ni boo wootee di tudd Serigne Touba ak di ko sant fu dul sa kër wala mbedd mi wala football ba wala liggéeykaay ba fu ñuy jàng ay xasaay dafa waxtaane Serigne Saliou yell na loo xalif bi wax Touba sans ñu wax la ko sax nga xool si Serigne Saliou da jéem a war a mal bërëb waaye Serigne Béthio daan na def loolu waxul mu mel ni dañuy ñëw di indi lu bees waaye loolu war a may cant gi ak Serigne Saliou mi ñuy waxtaane ak xasida yi ñu fay jàng di fa tudd yàlla loolu daa yella loolu amul dara lu si bees te ku yàgg si cant gi xam nga ni loolee Serigne Béthio yàgg na ko def cantakun bi yamu ci ni ñu ci bëri dañoo réere mbir ni fecc ak way dafa bokk ci diine ak lislaam ak fecc kenn mënu koo dindi si diine dari nag tëggati fecc dañuy laaj lee tax nga def ko waaye sant yàlla gi nga xamante Serigne Béthio da koy def ci Serigne Saliou digal ko moo ko tëgg ak fecc ñoo yem donc bien que nag ñu bari si yoonu murid dañuy wax waaye parfois il faut fii de li nga xamante ni Serigne Touba indaale na ko muy loo xamante ni ba mu yeesal li diine ndax Serigne Touba moo yeesal diine yeesal amaatu fi yi Moustapha nawaytu maa jëda sunnalu xarra wen ni Ahmad Serigne Touba moom charia moom aqiqa diine charia la ak aqiqa Ibrahima Diagne moom yamu ca nee na dafa jot sénégalais yi daal di dakkal di jaawatle cant ak xumbaay ak mbumbaay ndax du benn lépp ab delloo njukkal suñu borom la. jërëjëf soxna Salimata ñu waxtaanee wérgu yaram ak lu jëm ci jàngoro AVC àddina tey ci 29 octobre gi di ca taxaw ngir xeex gi loolee ne jàngoro AVC nag ràññee lii di si ñu njëkk ya mandarga ya dafa am solo ngir paj mi ci wàllug butéel wàllug paj mi it du lu yomb ci ñi loxo yi jotul ginnaaw gi Nafissatou Sylla kan moo mën a ràññeetle symptôme accident vasculaire cérébral ñëpp nag mënuñu ko naam waaye jaaduwul ñu toog banque suñu loxo ne duñ ci jéem a xàmmee lenn docteur Alius Diouf di neurologue di ñu wax yenn ci ay signam boo xoolee ñu bëri ñëw hôpital def AVC bi nga xam ne ñëpp xamee nañ ko ci semaine yu weesu def nañ li ñuy woowe accident ischémique transitoire ñu jéem leen jox ay mbir ci manifestation yooyu nga xam ne ñoom ñooy lal accident ischémique transitoire bi li ci ëpp mun na doon paralysie mooy maanaam ñàkk kàttan ci ay cër mu mun jàpp kanam gi
bu jàppee kanam bi day tourner ci benn côté bi. yeneen signes ñu mën a xàmmee tamit bokk na ci yii. mën a nekk tamit ay signes sensitifs mooy nit ki jékki-jékki mu mel ni yaram bi benn côté bi dafay ñoromtaan wala muy ñoromtaan ci loxo bi ak ci kanam bi wala muy ñoromtaan ci kanam bi ci benn pàcc en tout cas ci hémicorps bi. mën na doon tamit wax bi la jàpp nit ki jékki-jékki mënatul wax wala muy wax ay mbir yoo xamante ne amatul benn cohérence te mu delluwaat à la normale ci loo xamante ne weesuwul une heure de temps. ñaari façon AVC la ñu jot a ràññeetle muy AVC ischémique ak AVC hémorragique bu ñu defee IRM wala scanner daal di koy confirmer faw rek ci ni mu gën a gaawee ñu daal di amal prise en charge ngir daal di mën a néewal lii di loraange yu mu mën a jur naam faj ko am na waaye ci Sénégal du fépp la accessible docteur Ousmane Cissé neurologue ci hôpital Fann. thrombectomie moom accessible presque mais thrombolyse moom ñu ngi koy def Sénégal mais produit bi fexeeguñu ba askan wi yëpp mën cee jot donc suñu fexe woon ba produit bi nekk ci hôpital bi wala ci hôpital yi donc dina tax ba prix bi gën a yomb kon ñu bari dañ ko mën a jënd produit bi actuellement mi ngi jar côté 1 million kon xam nga loolu ñëpp mën ñu ko jënd suñu fexoon nag ba mu dugg ci biir hôpital bi kon ci lay xam naa ni dina tax ba ñëpp mën ci jot efficacité moom du lu ñu naatable jot bi kay la ñuy naatable ndax mën nañ cee jot wala mënuñ. benn ci signes yooyu nag bu feeñee ci nit ki nañu jàpp ni AVC mi ngi commencé di installé wu ca booba nag ñu daal di war a amal consultation ca na mu gën a gaawee ca bërëb bu fajukaay ya. jërëjëf Nafissatou APR ndax dañ ko war a fajam déet ci waxin parti boobee ak tolluwaay lekk li nga xamante mooy rëdd wa fa tukkee ci njiit la jamono yi ngir bañ a waxtaane wala soobu ci werante 3e mandat ak déet ba mu waral ak dàq yenn ci responsable la ñuy waxtaane ak yéen ak i militant yu waxtu yu njëkk ya gis ne daanaka ci wàllu doxalin ak wooroo dafa am jëmee ci ñoom ndax ñi nga xamante ni ko la fa waxee lu sotti am borom gëstu Georges de ci Diop. di lu leer dàq yi ñu dàq Sori Kaba ak Moustapha Diakhaté li muy wone moo di malaise bi am ca biir APR ex directeur général des Sénégalais de l'extérieur ñu dàq ko ndax ni mu joxe xalaatam ci coowal ñetteelu mandat waaye ñëpp xam nañu itam ni Sori Kaba jubboowut woon ak yenn ci responsable APR ca Fatick ca ministère des affaires étrangères itam naka noonu Moustapha Diakhaté moom li ko dal li ko indee mën nañ ko jàppee ab provocation mu mel ni sax da doon wut ab dàqam loolee nag bi mu jógee ci assemblée nationale ba léegi muy ci ñaari kaay yëpp Sori Kaba ak Moustapha Diakhaté jàngat gi mooy mer bi nga xamante ne ñenn ci militant wala responsable APR mer nañ ko te nag ak a ñoo bëri ñenn ñi di ko wax ci suuf ñenn ñi yëkkati ko ca kaw ba tax na sax ñu mën a wax ne APR boo moyut mbir mi dana gën a tàggatémbee li koy firndeel rek moo di kaddu yi nga xamante ne Youssou Touré yëkki na ko fan yi ñu weesu jëmale ko ci Modou Diagne Fada ak Thierno Lo ak rébellion bu député bii di député Yaya Sow loolu di wane ne rek ni ab crise mu ngi yoot parti bu président Macky Sall loolu tax sax ba ñenn ñi jàpp ne gën a cëral ay transhumants ñu jàpp ne sax dañ leen wor te nag du doon mbetteel ci lu yàggul ay kilifa ci APR gën wone seeni bopp mandat bu mujj bu Macky Sall nag du yombal mbir mi bu fekkee ne mandat bu mujj lay doon ay responsable daañu wone seeni bopp ngir positionné mu fas yéene doon nag guerre de succession maanaam xëccoo ngir wuutu Macky Sall dana door nag te boo moytu itam allié yi daañ ca sóobu kon nag mbir mi dafa mel ni day doog a commencé. RFM bitim réew. xibaari bitim réew Adja ñu daal di kon soobu caak lu ñeel Cameroun nag bakkan yu bari yoo xamante ni rot na foofe ndax suuf daal di rës. waaw ñu toll nag ci fukki nit ak benn ñoom ñoo faatu juróom fukk am ci ay gaañu ñu jëlee xibaar bi ci RFI nee na suuf si dafa rës ma nga xewee kon ca sawu jant réew ma li ko waral mooy taw yu bare yi nga xamante ni boobu ba léegi ñi ngi wadd foofu ca Cameroun. kon ndox yaa ball jaxasoog suuf sa. waral rës gi jur jéey yi daañ ci ñëw du ñàkk ci kanam bu fekkee ni déedéet dañuy dem rek fële ca Mali oui Mali ak jàngalekat yu ñu fa enlevé woon waaw dañ leen fa libéré leen ginnaaw si libéré nañ leen ndax nag nguuru Mali daal dina koy dëggal dañuy dem Mali seeti ki nga xamante ni mooy Virginie Léontine Sagna mi nga xam ne moom moo ñu defal këyit gi Virginie teewul de Virginie ana Virginie kon ñu dem feneen rek mu jàll Guinée Bissau yaa ngi may wërloo Afrique de waaw Guinée Bissau moom instabilité li ñu naan ak tërëdi ci wàllu politique a fa am. lu ko waral bokk na ca histoire bi nga xam ni guerre de libération bu Guinée Bissau moo ko waral ak itam parti bi nga xam ne moo nekk ci nguur gi PAIGC nekk ci jafe-jafe saa su nekk Barka Ba analyste politique la ci jokkoowam ci téléphone bi ak Virginie Léontine Sagna. Guinée
Bissau ñu nekk tout le temps ci ay jafe-jafe bari na waaye li am ba des lu ci gën a fës mooy histoire u dëkk bi Guinée Bissau parti bu tudd PAIGC te Amilcar Cabral sos ko moom moo def guerre de libération contre portugais yi ba jox réew mi boppam jox ko indépendance am waaye boobu ba léegi depuis bu ñu libéré dëkk bi responsable PAIGC yi ñoom ñoo nekk di xeexoo seen biir di sous différentes appellations mën nañu tey génn ci parti bi créer beneen parti waaye principalement classe politique bi di gën a fës toujours soit ay dissidents PAIGC lay doon wala ñi nga xam ne ñu ngi ci biir guerre PAIGC di ci rayante donte am na yeneen parti politique yu fa nekk waa PAIGC ñu ci ëpp ñoom ñooy indi fitna ci biir réew bi ndax bu xante bu metti ak xëccoo ay place. xanaa rek wax ni Alaaji Assane ne président José Mario Vaz démb la tas gouvernement bi nga xam ni Aristide Gomes moo ko jiite mu jël dogal bi nag nga xamante ni kenn xaaru ko woon ndax dañuy waajal élection présidentielle ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru novembre bi di ñëw léegi nag ñi ngay laaj ndax élection bi dina mën a am ca àpp wa am déet xanaa jeexale rek ak Kenya mi nga xam ni président Daniel Arap Moi xam naa ne moom yàggoon nga koo dégg dañu ko yóbbu ci lopitaan dafa feebar journaliste yi nag nee nañu bu yeboo rek wala boog ay mbokkam nañu julli ñaan ndax yaramam daal tërë dina bu baax a baax waaye ñi sës ci moom nee nañu loolu amut lu ci mën a am mooy ne Daniel Arap Moi moom moo jiite woon Kenya 1978 ba 2002 Alaaji Assane. maanaam journaliste Kenya yi dañuy gisaane jërëjëf Adja. RFM Sport. malal wàllu football ak équipe génération foot bi daje ak ñi nga xamante ni ñooy Bénin. équipe bu Bénin la équipe booba moom moo jëloon seen coupe CAF ca moomee réew ñoom nag ci suba si jot nañoo dajeeg taskatu xabaar yi waa génération foot yooyee ak waa Bénin ya Djibi Fall nag di kenn ci ki nga xam ne moo di entraîneur bu équipe bu génération foot googu lee wax na naka dañu waajalee seen jongante ëllëg gi ca Thiès nga xam ne fa la ñu war a amalee seen match ak waa Bénin yooya Djibi Fall la ñu déglu suñu naataangoo yi nekk Thiès ñu yónnee kàddoom yi. tëral suñu programme boo xam ne ci la ñu sukkandiku pour xool nan la ñuy def ba taxawal loo xam ne tey suñuy joueur dañu mën a amaat nekkaat ci benn état de forme pour match bi di ñëw ndax xam nañ ni dalay gàtt na waaye nag tamit ci lépp dañ koy teg rek ci cadre professionnalisme parce que tamit dañoo jàpp ni équipe professionnelle lañu ñu am un staff professionnel am ay joueurs professionnels kon nañ leen di jéem a teg ci ligne professionnalisme mooy bi ñu waxtaanee foofu li ñu jàpp mooy bu ñu ñibbee joueur lañu leen dee centre ba ñu récupérer ñaari fan médecins yi jël leen xool nu ñuy liggéeyee ak ñoom defal leen bain glacé pour récupérer leen am lu ñu leen jox loo xam ne seen wàllu yaram dina am lu ñu indiwaat si ñoom ci wàllu coono yooyu ba pare nag tëral programme boo xam ne nan la ñuy def ba ñaari fan yi nga xam ne moo ñuy dese ñu mën ci def entraînement boo xam ne dañu mën a permettre di aborder match en tout cas liñ gën a liggéey daal foofu moom bu ñu jógee ci match mooy ci wàllum récupération mooy dañoo xam ne délai bi gàtt na donc coono gi voyage beeg yooyu métti na li ñu war a njëkk a def mooy téye joueurs yi jublu seen récupération indi waat leen état de forme bu bees boo xam ni mercredi incha allah dinañ mën a nekk seen meilleure forme. Pape Ndaw suñu nattangoo taskatu xabaar ca Thiès moo ñu jox xabaar yi moo ñu jox kaddu yooya nga xam ne moo ñu ko tatanal ci bëccëg bi ñu ko caa gërëm léegi nag waa Bénin yooyu ñoom ñooy ñan fan la ñu jógee ak équipe ba fan la jaar ba yegsi fi mu yegsi Soda Thiam nañ ci àndal. lu jëm ci match de barrage yi ñeel coupe confédération génération foot nag dina ci daje ak benn club bu ñu naan ESAEFC di ab club étudiant bu école supérieure d'administration de management et de journalisme boobu le club nag ñi ngi ko daal di sanc ci njeextalu atum 1990 Ajobi FC mi nga xamante ne nag dañoo soppi tur ba daa koy tuddee ESAEFC mi ngi dugg ci élitu footballu béninois bi ci atum 2011 boobu le club sax moom moo daal di nekk vainqueur coupe du Bénin fi mu nekk nii nag ESAEFC moom képp
moo nekk club boo xamante ni moo nar a défendre couleuru béninoise yi ci compétition africaine yi. ESAEFC nag benn la ci ñaari club universitaire yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci championnat bu Bénin waaye nag loolu taxul joueuram yépp nekk ay étudiants ne bëri na ci effectif bi ñoo xamante ni ay joueurs lañ yoo xam ne dañoo am expérience ci wàllum football mu nekk 8e ci classement wu championnat bu Bénin saison gi ñu génn jamono ji si ñaari bëccëg mu am ci 4 poñ ESAEFC nag dañ koo jàpp comme invité surprise ci compétition coupe confédération gile booy xool sax moom représentant Bénin boobu moom moo éliminé équipe bu Mauritanie bu SNIM juróom-ñaari bal ci dara la ko daal di daan ci ñaari match yi doxoon seen diggante laata muy éliminé itam équipe bu burkinabé bii di Salitas ci noonee nag club bu béninois bi bëgg na daal di wëyal jéego yi nga xamante ni moom lay def jamono ji waaye nag il faut que nag mu daal di jaar ci kaw équipe bu génération foot bi nga xamante ni commencé naa miin compétition africaine yi naka noonu itam di ci gagné ay expérience lu at yi di dem mu nar a doon kon ñaari jogante yu war a dox ci ñaari club yooyu nga xamante ni seeni bëgg-bëgg lenn rek la moo di am qualification historique ci phase de poule coupe confédération gile. jërëjëf soxna Soda Thiam coupe du monde U17 Malal Sénégal yi dajeek Pays-Bas. loolu ëllëg la alaaji ci bu 20h jotee mooy ñaareel bi match ci phase de poule yi coupe du monde bay xewee ca Brésil ñaari équipe yëpp nag dañoo gagné woon ku ci nekk ci sa match bu njëkk Sénégal dooroon waa États-Unis ñiy dóor Japon léegi nag li ñuy xëccoo mooy première place bi te dafa war a jaar ci ndam naka la Sénégal war a fubalee pour am ndam googa Souleymane Diallo entraîneur ci Union Sportive bu Wakam am na lu mu ca gis. dañuy moytu tàmmale comme ni ñu tàmmale woon contre américains yi parce que équipe Pays-Bas bi dafa doon équipe boo xam ne bu xarañ la surtout équipe boo xam ne dafa nangu téye ballon te bal boobu dafay am ce qu'on appelle possession positive c'est-à-dire ñoom bu ñu koy def ci zone adverse bi lañ koy defee donc dañuy moytu jël bi teel beneen bi mooy duñu leen fekk ji gaa seen kër seen zone mais dañuy xaw a dajak ñoom ci zone médiane bi après buñ fa jëlee ballon am nañu xale yoo xam ne gaaw nañu pour ñu mën a jouer ñoom seen ginnaaw ay contre ou bien ay attaque rapide. ñun dañu war a concentrer ci suñu football parce que football sénégalais toll na ci jamono boo xam ne équipe buy football ak Sénégal yooyu yaa war a mën a adapté aussi ci équipe Sénégal bi donc équipe Sénégal bi moom lu ko ëpp solo mooy moom mu resté ci philosophie am donc il faut pas que mu bëgg a jël adversaire bi trop en compte moom nañ dem ñun dañu war a jouer ak suñu valeur parce que adversaire bi moom forcément day bëgg a méngoo football ak suñu jos donc ñun bu ñu bëgg a changer suñu philosophie mën naa mu méngoo ak adversaire bi te buy dara méngoo ak adversaire mun na jur safaan bi. kooku di Souleymane Diallo ñu jeexal ak alxamis Aliou Cissé entraîneur du Sénégal bu mag bi dina daje kat sot xabaar yi dafay siiwal liste xale yi war a dem football yi contre Congo ak waa contre équipe bu Estonie. ndaje ma nag ña ngi koy defee ci VDN bi fii ci Dakar bu fukki waxtu jotee match bu njëkk ba Thiès lay xewee ca Stade Lat Dior googa Sénégal Congo la bu ñu ca noppee jël roppalaan dem Estonie dinañu waxtaan football Espagne tey jii dinañu door seen fukkal ak benneel bi journée waa Barça ñoo cay dalal équipe bu Valladolid la ñu sa yittewoo ñoom Barça mooy dóor ñooña pour jël championnat bi nekk ca kaw nekk ci place bu njëkk bi ñu fàttali ni championnat Espagne bi saa si tembe Grenada moo jiitu am na 2 fukki poñ topp ca Barcelone Real Madrid bi nga xam ne mooy wujjëm ma nga sa juróom-benneel bi place fukk ak juróom-ñetti poñ la am. jërëjëf Malal ci Sénégal terrain yi moom Thiès ngeen dese daa mel ni. waaw benn buñ la ci génn. Thiès dañ ngeen dese Thiès googu ñu waajal gàmmu gi Tiwaawan incha allah. waaw tubarkalla yaa ngi ci équipe bi. waaw bu baax. waaw waajal googu ba fii ci Ndakaaru fu ci mel ni Medina. ak it waa daayira soppey Dabaax. Umu Kalsum li. Pape bi di Biram Sarr ñu fekk ko ci buntu këram téléphone bi ci nopp bi muy déglu zikr Seydi El Hadji Malick yi gàmmu gi nag pour moom dafa war a nekk bés boo xam ne day dajale nit ñi. gàmmu gi moom mënuñu koo bañ a waajal parce que moom la ñu am guddi Seydina Mohamed moom saa lu ci waaye def rek da nga koy xeeb loolu moom am na incha allah non fii laa fas yéene budde nag ba gàmmu ga ma soog a dem waaw fii sunu jumaa bi Rue 27 angle 4 waaw non ñun fii moom daayira yàgg na fi parce que sunu baay yi la woon après ñu génn àdduna doom yi jël ko ñoo nekk fii ba léegi buy Mariama penc bii loolu nag mooy law ba léegi quoi te du fi jóg ilaa yow mi diini. Marème Sow bokk ci daayira bi ñu duppee soppey Dabaax bile daayira nag dañuy def ay nuroo waale ngir ñëpp yem ca bésub Seydina Mouhamed bi. juddu yonent bi moom tubaar fakàlla macha allah gën di mindeef vraiment. préparé ko nànk rek xam nga dinañ def ay hôtesse nag parce que xam nga nit ñi bokkuñu yem. tey ci bari nag gisaguñu ay clients wante Serigne Gueye moom dina ci faral di génn. am na ñoo xam ne wonan ma ne ñu ngi ñëw gàmmu gi daanañ ci am ay ñëw yu bari wax dëgg yàlla. waa dinañ ci gis seen bopp
gàmmu gi moom dañ cee war a gis suñu bopp sax loolu day yoon waaw daayira yi waaw ak même daayira yi fii ak ñi jëm Tiwaawan ñëpp. gàmmu gi di bés bi ñuy màggal ganeb àdduna Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu nekk bés bu màgg ci tarixa tijaaniya ak ci bépp kërub diine taalibe yëpp nag woo nañu leen ngir ñu jox gëdd bés bi. sëñ Faye ñu ngi lay nuyu baax. naa lay ziare lu bari. jërëjëf ñu ngi sëñ Assane Samb analyse politique la jiite yéenekaay bi di Rewmi Quotidien sëñ Assane maa ngi lay nuyu. maa lay fay baax la Assane. merci sëñ Faye maa ngi lay présenté comme ku xereñ ci wàllu communication bu leen ko fi waxee jàpp nga ne ndigal la bu am ak mucc. loolu laaj bu am solo la bu leen ko waxee ndaxte am na mucc wala déet loolu lu am solo la mais comme ni ma ko waxoon sànq ci journalu français bi. mooy question yu mel noonu question yu mel ni troisième mandat ou non. dañu yaakaar ni Macky Sall daf ko bëgg Macky Sall ci boppam moo war a mettre à l'aise son camp politique wax clairement ndax day def deuxième wala day yem ci deuxième mandat bi comme ni ko waxoon waaw parce que loolu tant que defu ko day indi benn agitation boo xam ni jaru ko daal en fait parce que boo demee dans les grandes démocraties yu mag yi ku nekk xam nga ñaata mandat ngay def toog léegi su fekkee ñëw nañ na à chaque fois def na dana am deuxième mandat wala troisième mandat ça veut dire que ñun ci boppam sax suñuy constitution dañ ko stabiliser wut foog question yooyu ñu régler ko de façon vraiment définitive pour que ku ñëw def premier wala deuxième mandat mu nekk loo xam ne lu banal la lu ordinaire la ndaxte bu ñu waxee ni ku nekk ñaari mandat ngay def normalement débat boobu te posé léegi année yi yëpp nag boo ko xoolaatee dañu tellement déstabiliser sa constitution yi texte yi nga xam ne nii moo war a chapeauter fonctionnement réew mi dañ ko tellement déstabiliser ba nga xam ne nii nit ñi dañoo réer googu nag moo indi ñii naa dañuy def deuxième mandat du am deuxième mandat affaire interprétation ça texte yi ci boppam texte yi la loi fondamentale mooy la constitution dañ ko stabiliser comme ce qui se passe partout waaye bu fekkee nag léegi président bu nekk bu ñëwee day changer texte yi day tax ñëpp réer ñëpp nit ñi dañoo réer moo tax léegi foog ñu jéem a jël daal ay sécurité am nañ de grands juristes dans ce pays là ñi nga xam ne ni ils sont compétents pour ça ñu xool nan la ñu mën a stabiliser texte yi ba nga xam ne am na yoo xam ne nii loo changer du ci ñëwaat daal nit ñi dañoo réer ci politique la ñu nekk ak njàngat li tubaab naan le revers de la médaille autant ñi ne ca kujje politique gi ñu ngi sàkku ci yow yi leeral autant ñi fare ak yow ñu ngi yeeru ci koo xamante ni mën na ni fi laay yem bu ko defee bataille ba discussion ba tàmbali ci loolu lépp xam nga ni ñu koy waxee politique moom bi rek yeeru la du rek teel a wax fa nga jëm waaw loolu am la waaye nag ay affaire succession ak affaire kii normalement parti politique yi xam nga waxoon naa ko sànq parti politique yi Sénégal dañoo xam faible daal c'est-à-dire ñoom seen doole mooy ku ko fondé di gi des lépp dañoo faible ay militants yu topp rek di tàccu normalement ay question succession mën a nekk sa ay genre compétition interne même au niveau des partis ay xeetu primaire ak yooyu waaw ay xeetu primaire ci ay boo demee dans les grandes démocraties noonu moo fa am président bi nekk président day continuer bu ñu demee ba nga xam ne mandat mi ngi waaj a jeex ñu nekk ci biir parti bi mën nañ de façon démocratique sans pour autant déstabiliser le pays teg seen kii tàmbali woon na ñoom seen bopp tamit su ko defee sax des fois sax ki nekk ci bépp réew mi sax mooy presque arbitré loolu su ko defee pour que tout se passe normalement mais bu fekkee ne am na benn ambiguïté rek day créer flou mais encore une fois constitution bi tant que ñu ngi koy toucher que retoucher débat bi déposé wu dëgg la jërëjëf Assane Samb laaj benn bi ci wàllu li nga xamante mooy loolee nurub ndigal bañ caa wax foog nga ni am nag mucc ensuite ban jàngat nga ciy def yow ci dàq geeg yooyu waaw dañuy jàpp rek boo ne bu ci kenn wax da ngay teyal xel yi ndax ñaare ku ki yéeg rek mooy bañ ko teen ñëpp dañuy daal di ñott ni am na xëy na foo jëm parce que wax dëgg yàlla comme ni ko professeur waxee constitution bi yoon vérifié nañ ko carrément li jëm ni kenn dootu fi mën a def lu ëpp ñaari mandat wax nañ ko léegi nag li ci des mooy est-ce que mandat bu njëkk bu Macky Sall nekk 7 ans bokk na wala déet mooy comme débat bi amoon rek ci Ablaye Wade
te xam nga ñaare Jacques Roplan daf ko waxoon mo foo gis rek werante am rek am na ku nekk de mauvaise foi am na koo xamante ni wóor na ko ni moom nekkul ci dëgg. waaw foo gis werante rek ñaare day am loolu. waaw donc juristes yi c'est vrai boo leen interpellé ñii dañuy jaar nii ñii jaar nii donc loolu du leeral question bi. président de la République rek moo mën a taxaw fi mu nekk nii te am na droit bi te war na ko mën a def. taxaw rek ni man kat du ma def deuxième mandat. mu leer wala man kat damay def troisième mandat mu leer yooyu yëpp moom moo ko mën a leeral bu noppee ba pare nit kenn du ci wax bu boobaa ñëpp dañuy njort ni xëy na du ko bëgg ndax débat bi dafa am Guinée am Côte d'Ivoire. kon yow gëmmuloo li ñu wax ne dafay bañ mu polluer atmosphère bi yàqal ko foofu ñetti at ak ñeent yi ko desee ngir liggéeyal Sénégal gëmmuloo loolu. non kenn mënu ko yàqal kenn mënu ko yàqal. d'ailleurs gars yi ñemewuñ ko sax te duñ ko jege sax far. parce que coow li ci médias yi laak mais àggul biir présidence. te ku si nekk li mu la sant ci liggéey yaa ngi ci. bu baax BRT bi rek déjà démb ñu ngi ci di ko inauguré. donc ñu ngi ci seen liggéey loolu du leen yàqal dara. waaw loolu ay kii la d'ailleurs séminaire boobu ñu doon wax bi ñu digloo Mamadou Thiam. jigéen président di spécialiste en communication dañuy président aayewul benn sujet. daf ni dañ leen wax ci li jëm ci sama bilan. di wax PSE yooyu mais waxul sujet yi ñu war a wax waaye nag ñu bari dañ njort ni xëy na troisième mandat di ci la bokk parce que dafa mu dàqee Sori Kaba. loolu moo jëkk xajamal kii xel yi. bi ci des mooy bi mu dàqee Moustapha Diakhaté. mais yooyu yëpp boo ko jàngatee da ngay gis ni en réalité du problème mu séminaire boobu dëgg-dëgg problème bi mooy ñooñu seen bopp dañu am difficulté dëgg-dëgg seen relation ak président yàgg na ak seen relation ci biir APR. waaw boo ko gëstoo dëgg-dëgg da ngay gis loolu parce que ku mel ni Moustapha bi mu démissionné ni moom du nekk ci député rek am na lu mu wane te déglu woon nañu benn jour rakku président Aliou Sall mu ne ay faucon ñu ngi pale ay faucon ñoo xam ne daal dañoo màtt gëmm di contre ñeneen ñi ci biir parti bi. alors bi mu waxee loolu Moustapha Diakhaté ci boppam moo tontu am nu mu waxee. dal ci kaw Aliou Sall donc loolu dafay wane luy kii bu yàgg ay problèmes yu yàgg yoo xamante ni Moustapha am na ko ak camp présidentiel bi mu am genre tendance yu am ci biir Sori Kaba aussi am na ay difficulté ak quelques apéristes fa mu nekk donc yooyu yëpp moo feeñ nii ci dàq yi waaw loolu mooy indi dàq yi parce que président li mu bëgg mooy indi discipline de parti dafa bëgg a yemale gars yi parce que dafa am guerre de succession bu am maanaam comme ñu bari njort nañu bii mooy dernier mandat ñu ne ñoom parti bi dañu bëgg a positionné wu ba nga xam ne ëllëg si biir dañ mën a jiite parti bi wala bokk ñu bokk ci ñi koy jiite. guerre boobu nag moo indi difficulté yii ñuy dund parce que li ñu wax noonu Moustapha Cissé Lo toujours mu wax lu ko raw mais kenn du ko sanctionné. foog nga ni ci second mandat mën nga ci régler ay ak bennoo ci parti boo xam ne nit ñi xëy na ca njëlbeen bu fekkee c'est le cas bëggante wuñu woon. voilà très bien xam nga APR man dama koy wax toujours di leen tooñ ma ne dafa niroog mouvement de soutien. dafa mel ni mouvement bu mag bu soutien fonctionné wul comme parti presque parce que boo xoolee gars yi dañ ñëw rek ku nekk ñëw nga mais dëgg-dëgg boo xoolee li droit des sociétés li ñuy wax ci affectio societatis mooy bu ngeen di créer société ngeen bëgg ànd di liggéey loolu dafa des donc ci seen biir bari na ngaañoo trop ku mel ni par exemple Amadou Ba le ministre des affaires étrangères bari na trop lu ñu koy critiquer ci suuf parce que ñun dañuy jot ay information yu bëree bëri donc ak keneen am na leader yoo xam ne jubóowuñu bari na ci biir parti bi te yooyu day remonté wu ba ci président alors bu fekkente ni nag moom gis na ni yow da nga ci boole yeneen di wax yenn nii ci public bi ku mel ni Yaaye Sow parce que du Moustapha rek Yaaye Sow aussi sanctionné nañ ko donc day jël ay mesures mais loolu du ko régler parce que jaasi ji du ko régler wax nga ko sànq parti bi la ñu waroon structuré dès le départ defuñu ko régler question yooyu defuñu ko donc dindi poste premier ministre kenn xamatul à part président de la République kan moo jiite kurusug laayeen la maanaam benn bopp seede la am donc foofu day indi ay difficultés parce que loolu moo indi coow lii te boo matul dàq nag du solution parce que bu ko continuer day mu obligé di dàq rek te dàq bi nga leen di dàq ci seen responsabilité day indi impact day am conséquence ci responsabilité yi ñu yor ci parti très bien monsieur Faye ci wàllu constitution bi yaa ngi junj sànq mbiram verrou mais le problème fii mooy ñu bari naan Sénégal du texte yu baax fi manqué ñi koy incarné nees mën a def ba loolee am ne verrou waaw loolu xam nga li wolof di wax daal loo gis daal am na lu ko waral débat bi bu posé woo tey c'est parce que constitution bi ces derniers temps dañ ko retouché ba nga xam ne toujours y a un problème d'interprétation da ngay yaakaar ni sax ñi nga xam ni ñooy poussé ñuy changer constitution bi daf ay référendum da nga yaakaar ni dañu bëgg installer benn flou boo xam ne nii à chaque fois mën nañ ci sukkandiku ñoom pour defaat liñ naat daal effectivement de ce point de vue donc ñi incarner constitution bi war nañ am ay positions yu claires
ay positions yu claires da ngay yaakaar ni ndax ñoom dañoo ñëw pour changer ndax jàpp ni moo gën waaye dañuy fexe daal toujours dugal ci loo xam ne nii dina tax daal ñoom ñu sukkandikoo ci mu nekk ci flou boo xam nag léegi ku ci jaar nag léegi ñu teg ci sa kaw daal loo xam ni daal ay li moo sax ak yooyu la waaye nag li ma ko waxoon sànq rek tant que ku ñëw rek changer lii toujours dana posé wu waaw loolu rek laa bëggoon wax maintenant li ñu foog ne moo ëpp solo di ay milliards ak investissement lu indi stabilité ci réew moo ko rawati bu ñu lijjantiwul mbiri institution yi ba dal am fi mais ëllëg ñaanuñ ko yàlla bu fi ayoo amee loo fi defar day yàqu. dëgg la waaw parce que da nga gis démocratie américaine ñoom seen constitution bi ñu ko amee presque ëpp na 2 siècles. mais ay élection présidentielle ay succession ay candidature day loo xam ne ni même boo fa demoon sax da nga yéemoo ñoom bu ñuy def ay élection dañuy def élection doo xam ni sax daanaka élection am na fi ñëpp c'est pour dire que daay affaire élection succession candidature c'est dans l'ordre normal des choses ci démocratie mais ñun ay question 2e ou 3e mandat pour moi ça devait même pas être un débat boo xam ne ni dana indi remous yi ñu gis nii mais loolu encore une fois tant que ñu ngi jouer ak constitution bi ak ku mën a ñëw ëllëg nag ku mën a ñëw ëllëg tant que ñu ngi changer ku ñëw changer ni def changer waat lii day créer benn atmosphère boo xam ne nii mooy laaj ñu vraiment ni daal war nañu xoolaat daal bu baax mais njortoo ci wàllu communication gi ngay yëngu aussi ay mal intentionné yu quand même mënees na ko waxee noonu réussir installer ce débat waaw mais nag xam nga bu fekkee ni affaire yooyu nga xalaat xam nga affaire communication moom tant que silence mi ngi am day installer ambiguïté moo taxoon moo xoon ci njëlbéen ga ni question boobu ki nga xam ne ni moo ko mën a régler mettre tout le monde à l'aise au niveau de l'APR et au niveau même du Sénégal mooy le président Macky Sall moo war a wax clairement de façon définitive pour fermer vraiment ce dossier ni moom lii ak lii la nar. très bien jërëjëf jëmalu ma ko ci dara de. jëmalu ko ci benn intention parce que moom c'est le président. moom aussi il est un candidat libre. oui il est citoyen libre. moo war a wax clairement man lii ak lii laa nar. très bien su ko defee population bi déglu et en prendre acte. merci jërëjëf monsieur Faye Assane Samb bu loolu amoon de ak baamtuwaat lay doon ndax waxoon na ko ne mu ngi ci fégal gi wala da nga ne fii réew mi toll faaw de façon catégorique mu wax ko. waaw moo gën parce que effectivement débat bi ñëw na te am na ñu ci sanctionné. ci kanam surtout. donc te président dafa am ñaari forme de pression El Hadj Assane yu tegu ci kaw muy ay sëqatal mooy benn bi mooy sëqatal bi sur le plan interne ci biir Sénégal fii mooy fukki dossier ak juróom-ñeent yoo xam ne OFRAC nee na daf ci dossier procureur ubbiwul dossier yooyu te ñooñu njort nañ ne ñu jigéen président lañ ëllëg si biir mu ngi xalaat bu demee luy xew bu demee moom 2024 luy xew ci ñooñu te ñenn ñi ay jigéen ko loolu mën na nekk pression sëqatal ci moom beneen pression bi mooy bu waree dem en 2024 alors que exploitation pétrole et gaz mi ngi commencé en 2022 ba sax 2023 ay quelques mois rek la koy fekkee te moom wax dëgg yàlla ci moom la affaire yi feeñ donc bëggoon na vraiment gérer ci lu bari ci exploitation bi quand même ci pétrole et gaz bi sur le plan international lobby étranger société multinationale yi nga xamante ni surtout ay français ay yeneen réew nga xam ne moom dañu am ci moom confiance Macky Sall dañ ne ëllëg si biir bu fi jógee est-ce que duñu remettre en question contrat yi ñuy signé ak Sénégal ak yooyu indi ay problème da mën a indi ay jiixi jaaxa ci biir réew mi France également am bu baax confiance yi Macky Sall pression yooyu